asalaamaaleykum Gambien si dama bëgg ngeen déglu Panderi bu baax. Jammeh Jallow Kanilai moo indi rural electrification project bi in Gambia. dégg nga ko lan moo tax Adama Barrow always mu ngay jël crédit projects yoo xam ne Yaya Jammeh moo ko def. fenn na bi mu waxee ne moom moo indi courant in ñoomi loolu du dëgg. yow Panderi yàlla moo la wax loolu. Panderi soo indee nguuri Jawara indiwuñ fa courant loolu dëgg la. waaye amul benn respect pour Jawara koo xam ne dee na muy dem tamit di falsely claim ne courant bi fa Yaya Jammeh indi moom moo ko fa indi loolu du dëgg. Panderi yéen li ngeen bugg a Gambia li ngeen aidé Gambia loolu moo tax lii di happen Gambia yow yaa ngi ni yow yaa wax yow kenn yaa wax de nga ne Yaya Jammeh moo indi courant understand nga. te mu ngi ni yow kenn yaa ñëwaat nañ la dégluwaat. Adama Barrow apprenti la boo xam ne mënut moto la. dégg ngeen ko mu ne apprenti la bu mënut moto fii lañ waxoon Yaya Jammeh mu ñëwaat Adama Barrow ñoom lii lañ bëggoon apprenti bu mënut moto loolu lañ bëggal Gambia mu ngoog anawa nago. apprenti bu mënul moto soo ko joxee moto dina daaneel moto bi. waaw mu ne apprenti bu mënul moto soo ko joxee moto dafa daaneel moto mu ngi nii waat soo daaneel na da daaneelut na leen déglu anawa nago. Gambia Adama Barrow daaneel na ko. di country. dégguloo mu ne Gambia ay waay Babel Massa yàlla moo la bugga billahi yàlla daf la bugga dégg nga ko mu ne daaneel na moto bi nga dégg am na ku nekk si ron moom it suma maas la mu ne ada naka Panderi dafa yabaate mu ngoog non lii moom yàlla moo ko wax loo ñoom ñoo doon wax affaire Yaya Jammeh fii Yaya Jammeh nii Yaya Jammeh na le mu ngi ni yàlla ne moo koy xarama génne Yaya Jammeh teg ko fële ngum foofu la am jaama da leen dem. It is a crash country. Dëkk bi dafa crash. mu ngoog mu ne dëkk bi dafa crash dëkk bu crash bi yéen a ko buggee noonu di yéen a ko buggee noonu moo tax ñun APRC ñu toog di leen déglu ngeen di wax yéenay wax de fu mu nekk yéenay wëccu yéen ay doma ngeen woon yéen a lekka nit ñi soo yéenay wëccu nit ñi ne leen dem ana waa na go. Adama Barrow. bi moo xosul England. si la Yaya Jammeh ak nguuram. even though dictatorship la. dégguloo mu ne even though dictatorship la soo ñoom nag ban façon lañ bëgga moo nekk apprenti bu munu moto soo apprenti bu munu moto ñëw Gambia nag ñu ngay waxaat si kooku tamit mbokk yi déglu leen rek na leen dem. ñoo indi rural electrification bi si ñoomi bi. ñoo ko indi si Jaara bi. ñoo ko indi si Badibu bi. ñoo ko indi. in Sierra Central River Region. nguuri Yaya Jammeh ñoo start project bi. dégg ngeen foofu xam nga foofu moom wëccu na de teel a moo wax baaxaay Yaya Jammeh lum def lu baax lum def mu ne lan APRC dinañ si kontaan ñun waxam boobu ñun dañ yaaga kontaan waaw stress free ñun loolu lañ ñun stress tuñ ñun we are always happy ok na lañ def. kii dëgg luy génn si gémmiñam. moo ko wax de yaa ngay wax de Barrow bu ngi laa dégga de Panderi anawa nago. kii yëpp pour na xaate la man dinaa ñëw pour jubanti ko lém wax noonu di dëgg soo ne nguur Yaya Jammeh indiwuñ courant ñëw bi loolu du dëgg ak li ñoo ñàkk a d'accord Yaya Jammeh ak yu bon yi fi Yaya Jammeh def yëpp. dégguloo mu ne lu bon yi Yaya Jammeh def lépp Yaya Jammeh moo tax lampa di tàkka Gambia de moo indi télévision moo indi lu nekka moo indi good road moo indi loo xalaat fii Gambia pour ñun suñ bët yi ubbeeku yow Panderi yow si sa boppa
Yaya Jammeh moo tax ba sa bot ubbeeku ngay xalaat Europe ñun temps boobu woon Europe amul kuy dem Europe nga xalaat pour ñibbi si da nga foog ne Europe is paradise. Yaya Jammeh ba mu teg over dëkk bi si la nit ñi di am xalaat ne xaaral ma dellu suma dëkka ma sampa foofu mansion ma live in a luxury life. Yaya Jammeh moo indi système boobu noonu moo tax Yaya Jammeh loolu moo tax nit ñi am that mind ne xaaral ma ñëw jógee Europe ñëw Gambia ana waa na dem ñu déglu ko waat. ak liñ ko jiiñ yëpp Yaya Jammeh nguuram ñoo indi rural electrification si ñoomi bi. dégg ngeen ko de. moom kay lim def mooy. dafa jël si réew mu jaay ko Sénégal. dafa lan jaay ko Sénégal Panderi yéen a ko waxaat de dégg la jaay na ko Sénégal lii ngeen bëggoon Sénégal bi nga xam ne amuñ seen full independent amuñ ko ñoom lu ñoo war a def fa ñu liis ak France ñun nag dañ am suñ full independent ñu am suñ président bu déggu dafa déggu mu ne ni soo demee ba am sa independent lu nekk yaa ko war a defar sa boppa mu ngoog ana waa na dem ñu ne président Barrow dafa jaay suñ dëkk bi Sénégal na leen ko déglu foofu noonu ana waa na go moom Adama Barrow dafa jël Gambia mu oxine ko to Sénégal naka la oxine Gambia to Sénégal dinaa leen ko wax. baax na mu ne dañu ko wax mbokk yi na leen ko dégluwaat waaye li ngeen bëggoon yàlla moo leen di waxloo fu mu nekk nii nit ñi ñu ngeen yéyoon wana leen seen yax yi damat leen wana ko yéen loolu ngeen di wëccu fu mu nekk nii waaw ñun APRC moom ñu nga toog l'instant am suñ olala ñun suñ tànka yëpp dañ ko lem aj ko ok na leen ko déglu foofu noonu nag ana waa na go gox yoo xam ne dëkk yoo xam ne ñu si côté frontière bi si côté Kawur si côté Njabakunda dëkk yoo xam ne ñu si côté frontière bi def nguuram dañ sign contract ak Senelec ñu la ñuy jox courant. dégguloo ko ñun Gambia ak suñ dëkk bi nu mu tuutee beneen dëkk du ñuy supply courant understand nga ñuy fay dëkk boobu with huge amount of that money boo xam ne suñ health sector bi yëpp xaalis boobu mënoon naa dugg si yooyu noonu foofu réglé ba déedéet ñu ngi jël ay millions di ko yóbbu Sénégal ñu ne dañoo fay Sénégal because dañ ñun ñoo ko buggee noonu duma wane ñun sax yéen a ko buggee noonu yéen Panderi li ngeen buggoon Gambia dugg si soo mu ngi nii Gambia dugg si na léegi de si ngeen nuñ duggee ñu am beneen dëkk di ñu colonise li ngeen buggoon soo leen waxee ngeen ne Babili Mansa nii Jammeh nii Jammeh nii Kanilaay ak yooyu noonu tur yoo leen ko doon jox yëpp mu ngi nii gis nga fu ñëw mujjee ji na leen dem de na leen ko dégluwaat ana waa na go projet gi Yaya Jammeh bi la gars yi doon undermine xaalis boo xam ne sax waroon naa toog Gambia Adama jël na ko mu jox ko Sénégal nii la waa ji ñàkkee xalaat. déedéet ñàkkul xalaat de yéen a ko buggee noonu yéen a doon xeex Jammeh yàlla na ne président Jammeh xaaral ma def nii xaaral ma bàyyi gars yi sàcca si élection bi président Barrow win yow nga dem toog fële Equatorial Guinée nga seetaan Gambia fu ñoo jublu ji ñu ngi nii de su ma la waxee mbooloom koo xam ne mu ngi APRC a die hard APRC ñun we are free ñun amuñ dara luñ xalaat di déglu rek Babili Mansa bés bu moo ak si Gambia ñun fu mu nekk ne loolu rek la ñoo déglu I tell you so anawa nagu Gambia xaalis du fa toog tey xaalis bu nguur gi liggéey mu ngaa dem Sénégal mu ngaa dem Europe xaalis du toog tey Gambia dégg ko réew mi waaw dégg la xaalis du toog Gambia de waaw ñu ngaa jël suñu xaalis mu ngay dugg Sénégal mu ngay dem Europe ñu ngaa dem denc ji ni ngeen ko buggee ana waa na go buggam réew mi dafa des soo gars yi ñoom yi moo wax déedéet bugga réew mi desut ko
ah Panderi yéen ngeen ne loo leen bëgga démocratie ah na démocratie nda waascratie nda cricricratie ne moo fa indi courant noonu ñoom ñëpp xam nañ ne loolu du dëgg courant bi Yaya Jammeh moo ko fa indi APRC nag nañ kontaan si li ma wax Panderi sa wax boobu moom ah ñun dañ yàgga kontaan balaa yow ngay wax sa wax boobu noonu because ñun APRC ñun xam nañ luñ liggéey si réew mii nii ma ne la Panderi ñun ñoo tax yow ngay dem Europe ñun ñoo tax sax nga dem Europe ba ngay xalaat di defar sa réew ba ngay xalaat dem Europe pour defar sa réew Panderi ñun APRC dañ yàgga kontaan de sa wax taxul ñu kontaan yow da nga léeta génne sa wax boobu noonu because of da nga hate on président Jammeh moo tax nag xool leen nag mbooloom ku hate Jammeh da nga xool sa situation yow foo toll ndax yaa ngee dem si kanam ndax yaa ngee dellu si gannaaw seet leen foofu noonu seet leen foofu bu baax Panderi ñun dañ yàgga kontaan moo tax ñun kenn woode wut ñun dañ yàgga kontaan dañ xam fuñ taxaw yes boobu wool boo xam ne la kenn mënu koo daaneel dégg nga ñun dañ yàgga kontaan na ma wax la loolu anawa nago APRC ne la ñu déglu Panderi bu baax a baax mu ne ñun dañoo kontaan because of waxam ma woon ko ne ñun dañ yàgga kontaan anawa nago waaye man suma diggante yàlla lay wax du ma mere Yaya Jammeh du ma ñëw wax lu baax loo xam ne def na ko bi musuloo wax lu baax si Yaya Jammeh Panderi musuloo wax dara lu baax si Yaya Jammeh waaw nag yàlla moo la ko waxloo fu nga nekk nii doo waxaat dara lu bon si Yaya Jammeh because of leer moo la feeñu waxal nit ñi leer moo la feeñu Panderi moo tax ngay wax sa wax bii nii da nga jafur fu nga nekk nii da nga jafur ok anawa na go nañ leen ko déglu bu baax waat Adama Barrow depuis mu toog amul benn projet boo xam ne moo ko xalaatal boppam ak nguuram gi la waaw Panderi nga ne depuis bu mu toogee amul projet boo xam ne président Barrow moo ko defal boppam soo projet yooyu noonu kan moo ko def foofu laa bëgg nga wax nag ñu def ko si réew mi projet si yoon si yëpp yoon yi ñoo dégg nii World Bank ñoo ko approuve si nguur Yaya Jammeh mu ñëw continuer ko leen léegi ginnaaw lijjanti kat la defante kat la taf maan la raba kat la mu ne waaw nañ ñamal Sénégalais yi pour mu mun a lekk si deal bi mu jox Sénélec a multi-million dollar contract pour border village yi ñu jox leen courant lii def na ko waaw ndax courant bu ñoo jëlee Sénégal loolu baax na si Gambia ndax baaxul si Gambia portion boobu noonu da nga war a wax loolu noonu foofu noonu portion boobu noonu war nga koo wax foofu noonu moom président Barrow mu nga ooyee foofu noonu as moom def na développement ok so yow sa boppa yaa ko wax so léegi su fekkee ne projet yu Adama Barrow di wax ni yëpp moo ko def si nguuri Yaya Jammeh la woon so léegi yéen ngeneen Yaya Jammeh liggéeyut ngeneen liggéeyut so anawa na go na leen tam ñu dégluwaat Panderi li moo wax ni yooni nguur Yaya Jammeh ñoo ko start moom dafa ñëw continuer yoon yoo xam ne Yaya Jammeh nguuram ñoo ko start waaw léegi dama la bëgg a laajte xam naa ne moom yaaga audio bi di nga ko dégga léegi Yaya Jammeh lu ma bëgg a xam Yaya Jammeh bu mu toogoon time bu mu jëlee 94 ndax moom lan moo tax ñi ne ko mu simeeku pour mu toogaat lan moo tax ma laajte la foofu noonu wante mbokk yi Yaya Jammeh dafa liggéey moo tax nit ñi ne ko mu simeekoo gaayaami ñu continuer liggéey bi loolu moo fa nekka soo continuer liggéey boobu noonu moom la gaay yi nekka nii mbootayee njugu bi ak pompiteer yu nobi yu kenn xamul di ko xeex rek ñoom Panderi yëpp si lañ bokka ana waa na leen dem nag ñu déglu Panderi waat
so ñu xamul nguur nu moo doxee ñooy la mooy nax waaye ñun ñoo xam ne xam ne nu nguur doxee mënu ñooy nax. yow da nga xam nguur du moo doxee Panderi yow xamuloo nguur du moo doxee because nguur du moo doxee soo ko xamoon doo doon disturb Yaya Jammeh doo doon wax dara lu bon si Yaya Jammeh ana waa nagu nañ dem. mbokk yi foofu la Panderi audio bi ene xam naa ne maybe dina am beneen audio continuation bon bii rek laa amee mbokk yi ma ngi leen a dégg jërëjëf da leen déglu Panderi bu baax ñu ngi jafur nag seen waxtu jafur moo jot waaw jërëjëf waay maa ngi leen di nuyu. fële ca bari bu Sabakunda nag nee nañ dafa am beneen meeting bi nga xamante ne njiitu réew mi di président Adama Barrow def na ko foofa bi mu defee meeting bi nag nee nañ Manjanko Samusa mi nga xamante ne rek moom député la rek ci pencam réew mi yëkkati na ay kàddu nag jëmale ko ci njiitalu parti bi ne mu di United Democratic Party bi mu wuyoo ci lawyer Ousainou Darboe mu ne nag lawyer Ousainou Darboe nekk na koo xamante jafe-jafe bu ñuy am fii ci biir réew mi yëpp ci diggante xeet ak xeet daal moom moo ko waral mu ne nag lawyer Ousainou Darboe ci boppam ni muy politique moom moo baaxut politique bu dëgguwut ak tamit politique bu naxaate moom la nekk di politique fii ci biir réew mi maanaam daal dëgguwut ci boppam mu continuer ay kàddam nag di xam ne lawyer Ousainou Darboe nag ñaar fukki at mu ngi ut nguur fii ci biir réew mi mënut a fexe ba nekk président waaye nag président Adama Barrow ñeenti weer rek la ut nguur yàlla def ko dénk ko ki li nga xamante ne moom moo nekk réew mi def ko président fii ci biir réew mi mu ne nag kii di lawyer Ousainou Darboe moo nekk njiitalu parti bi nga xamante ne moom mooy wax man ni ngay ne daal mun nañoo tànn suñ président bi nga xamante ne moom mooy jiite réew mi ndaxte ñun ñoo ëpp fii ci biir réew mi mu ne nag loolu fàtte na ne amul benn xeet fii ci biir réew mi bu mun a sos ak nguur te àndu si ak yeneen xeet yi maanaam ñeneen ñi nga xamante ñu ngi dëkkee fii ci biir réew mi comme ni ko Manjanko Samusa wéralee mu ne nag exemple bu ñu war a jël mooy ci biir réewu Sénégal mu ne Sénégal Manjanko Samusa mbokk yi ma ngi leen di nuyu yëpp Manjanko Samusa ñoom buñ ñu dee bugg a compare ñu na Sénégal ñoom su fekkee ne ñoom mënuñoo def dara without Sénégal bokka si nañu soranda suñ government bi suñ dëkk bi ñu ko mun a yóbbu without Sénégal ñu yóbbu ko Manjanko Samusa lu moo wax daf ko xamu ko jow naka ngay waxee ne waaw poli nekk ak Sénégal dañ support Macky Sall lu ma waxee loolu danga support président boo xam ne yow sa bopp xam nga ne dëgga kii dafa jara support wante Manjanko Samusa lu moo wax ni yëpp interest am rek la because dañ xam ne they can easily penetrate président Barrow nag moo war a bàyyi xelam si gaay wi ko toppa yëpp na bàyyi xelam bu ñëw di ko wax ay wax yu neex muy jël suñ réew bi di ko mogéej di ko def loo xam ne Gambia si amul si benn interest ne leen dem ngeen déglu nag jamono ji ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk poli ñoom nag ànd nañ ak yeneen i xeet yi ci seen i biir réew ñu dooleel njiitu réew mi di njiitu réew moomu di président Macky Sall mu jiite seen réew mi. soo lu mu bugga am na poli yu toppa naka la tuddaati président Barrow am na poli yu ko topput nekku ne poli yëpp mun nañoo dem toppa président Barrow. so bu mu jéem a indi ay comparison between Gambia and Sénégal leena moo fa nekk Sénégal ñun am nañ problème ak Sénégal problème boobu noonu moo nekk lan Sénégal duñ bugga ñun suñ dëkk bi développe because Sénégal pour ñu développe loo seen dëkk mu mel ni yeneen dëkki naar yi ñoom Dubaay ak yeneen du easy pour ñu mun ko ñun nag suñ dëkk bi is very easy because suñ dëkk bi rëyut lii moo tax nag Sénégal dañu dee xees si boor bu nekk di jaxase suñ dëkk ne lañ ubbi suñ bët ñii di bugg a indi ay comparison Gambia and Sénégal dañ mistake ñooñu seen interest rek lañ toppa président Barrow
Gambien si na leen ubbi suñ bët na leen ubbi suñ bët na leen déglu. Manjanko Samusa nag wax nañ ne gannaaw bu mu gaaralee kàddoom yooyu ki nga xamante ne moom moo nekk jëwriñ bi ñu tënk gan yi gën a si fii ci biir réew mi mu di minister of tourism muy wuyoo ci Hamad MK Bah moom tamit gaarale na kàddoom ci meeting boobu ñu def foofu la ca Badi. Hamad MK Bah dara la xamut fokkool la xamut waaw moom bu moo ron hotelam bi nda daf daan fay Hamad dafa ñëw si kaas yi collègue xaalis dem toog Sénégal foofu la ko dee noosee Sénégal foofu la ko jeeg yi dee rangee moom Hamad MK Bah bi Hamad Bah moom tamit poosam rek la toppa poosam because du def dara loolu nit mun a gis Gambia bii nii lu lekka suñ xaalis yóbbu suñ xaalis Sénégal ñuy sampa foofu noonu loolu rek lañ fi nekkee loolu tax Gambien si ne leen ubbi suñ bët ku mun a yóbbu réew 2 years 1 year rek lam koo wone 1 year dafa wone ne ñëpp dañoo gis ne kii dëgg la kii mun naa yóbbu réew na leen ko stoppa na leen déglu Hamad Bah lu moo wax. Badibou mu ne nag li muy wax waa Badibou may ndax ñu ngi déglu bu baax a baax ndax ñu ngi seet luy xew fii ci biir réew mi mu ne lim leen di wat. mu ne ndax Gambien si ñu ngi seet luy xew si réew mi luy xew si réew mi moo nekk lan la kasaara rek Sénégal ñu ñoo kasaara di ñu yaaxal bugguñ suñ réew mi dem kanam bugguñ ñu développe lii moo tax depuis njëlbeen ñuy xeex Jammeh lii la because xam nañ vision yi Jammeh lu mu bugg a def Gambia xam nañ ko bu baax lii moo fa nekka mbokk yi na leen ubbi suñ bët. dafa bëgg pour ñu dégg ko bu baax ndaxte njiiti réew mi di président Adama Barrow amul kenn ku mel ni moom amul benn njiiti réew bi nga xamante ne dina mel ni njiiti réew mi di président. waaw amul kenn ku mel ni moom mun naa am wante ñoom ñuy wax noonu lan moo tax ñuy wax seen kàddu yooyu noonu bugga nañ di ko praise di praise Barrow su boobaa ñoom ñu mun a def Barrow foog na ñi dañ ko bugga fekka ñu ngi koo kasaaraan waaw because dañoo def lu leen neex su suñ xaalis lu soosee de wa kaa baa tara domo lii moo fa nekka moo tax ñuy wax seen wax yii nii wante dara lañ munta def fii ñoom Hamad Bah ngaa gis nii dara munuñ koo def fii ku munta yore hôtel yow da nga mun a yore réew lii moo fa nekka déglu leen ko waat. président Adama Barrow mu ne président Adama Barrow mooy président boo xamante ne nii li muy lekk ci biir State House loolu la nit ñi di lekk ci seeni biir kër yi. wax boobu wax yi naxaate la Hamad Bah mun loo nax Gambien si mun loo nax Gambien si shopping invoice boobu noonu bu gars yi génnee woon ay ñaata million xanaa da nga fàtte boobu te réalité la nga ñëw nax ne président Barrow lu nit ñi di lekka seen kër la moo lekka Hamad Bah bàyyi leen di toppa seen interest ngeen liggéey réew mi Hamad Bah lu nga wax yëpp yow sax ba xam nga ne du dëgga fen la Hamad Bah lu nga wax fen la Barrow lu moo lekk këram nga ne ak loolu la Gambien si di lekk seen kër yi ma ne ko loolu du dëgga Hamad Bah maa ko wax man Tafa waxuloo dëgga déglu leen ko. mu ne moom Hamad Bah nag am na njiitu réew yu bëri yi nga xamante ne toog na ak ñoom bokk ak gaay benn ndax waaye nag mu ne lu président Adama Barrow di lekk njiitu réew yooyu duñ ko lekk président Adama Barrow nag li muy lekk moom la nit ñi di lekk ci seen biir kër yi fii ci biir réew mi mu ne da ngay dem foofu la ca State House nga fekk njiitu réew bi nag mu ngi lekk mbaxal wala boog cuuraa gerte wala beneen togg bi nga xamante ne dañ ko dee faral di togg ci kër yi fii ci biir réew mi mu ne loolu nag mooy wane ne président Adama. dégga ngeen ko déggaat leen ko mu ngi nii moom Hamad Bah de mooy wax loolu waaw mu ne mbaxal mu ne yeneen président yi bu tax jaarloo directly because yan président nga toogal
loo bugg a wax président Jammeh nga bugg a wax nga sot ko nga indi ko indirectly nga foog ne nit ñi duñ xam Amat Bah bàyyi leen réew mi mun leen a taal réew mi mun leen a yaaxa réew mi nii réew mu very soon dinañ ko génnee seen loxo du yàgga sax seen réew mi bii Gambia bii nii dinañ ko génnee seen loxo xanaa Gambian si duñ dof de Gambian si duñ dof yéen mi wax du baax yépp si président Barrow da ngeen seen interest rek ngeen fa nekkal nekku ne pour bugg a réewum la because yéen tey soo leen bugg a réew mi woon 3 years bu ngeen waxoon si doon ñu gis nañ ceeñ si bëri nit ñi mun leen a toppa ba yéen yëpp seen poos ngeen fa nekkal Amat Bah bàyyi leen ñemeñ yàlla ngeen ragal doomi Adama da ngeen ñemeñ yàlla ragal doomi Adama ngeen di wax yoo xam ne nekkul wax yi déggu Amat Bah bàyyi sa xel na leen ko déglu. Adama Barrow nit ku suufeel boppam la ku wàccee boppam la nit ku yiw la mu ne loolu moom moo koy seede njiiti réew mi comme ni ko Amat Bah wéralee mu ne dañuy tëm sax ba. waaw nit ku suufeel boppam la waaw wax leen loolu noonu su boobaa yéen lu ngeen soxla rek ngeen pénétrer ko loolu moo leen wax loolu lii wax yi nii yëpp pour mu dégga ko gëm ne yéen na ngeen ko buggu leen ko because tey soo leen ko buggoon da ngeen ko doon wax dëgga yéen seen wax yi yëpp pour yaaxa réew mi rek waaw yaaxa réew mi rek ngeen bugga Amat Bah bàyyi leen ñemeñ yàlla Adama Barrow num suufeeloo boppam ngeen di wax loolu noonu muy koo dégga mu gëm ne waaw dégga la suuf leen na boppam wante lu xew yéen foofu ngeen ko bugg a capitalize di ko pénétrer waaw because yéen a ngee wax yu ne si moom tam loolu la bugg a dégga fekk xamul ne moom yéen a ngi koo dugal foo xam ne ëllëg foofu ngeen koo bàyyi ngeen dem toppatooy seen yoon seen defin wante fii beneen commission dina ñëw de beneen TRRC dina ñëw nag foo leen mun a duga dinañ leen fa génnee waaw from Adama Barrow ba si suuf because Gambia bi da ngeen yaaxa suñ xaalis waaw da ngeen pénétrer Adama Barrow di ko wax waxi ne moom tam mu fone da ngeen ko bugga di lekka suñ xaalis di yaaxa suñ xaalis yéen Amat Bah ba tollu jamono boo xamante ne ni njabootu njiitu réew mi di président Adama Barrow mu di ay doomam dañ dee complain dañuy wax ne ñoom dund bu ñuy dund ci seen kër bu nekk foofu la ca Yaaram Bamba nekkuñ di ko dund ci biir State House. Adama naka Amat Bah dëgg yaa mun a fen maa ko wax Amat Bah da ngaa fen Amat Bah bàyyi leen ñemeñ yàlla nga ne doomi président Barrow dañ dewa ñoom luñ doon dundee Yaram Bamba dundee kuñ léegi Amat Bah bàyyi leen di naxate yow sa boppa loo daan lekkoon sa side ndax léegi loolu nga nekk di lekka nekkuloo di lekka loolu da lay waxante dëgga soo ne loolu ngay lekka up to now du dëgga maa ko wax du dëgga lu nga wax ne loolu ngay lekka first time ak léegi du dëgga président Barrow tamit su fekkee ne nga ne doomam yi ñoo wax loolu dama laa woon ne loolu du dëgga ñooñu waxuñ ko naxaata nga nekka Gambian si ne leen ubbi suñ bët ñu ngi ñoo nax ne leen ubbi suñ bët ñu mun a yóbbu réew mi soo leen gisee nga xam leen waaw ñii lu ñoo toppa président Barrow yépp dañ koo nax kenn buggu ko ñoom seen boppa sa lañ buggal foofu noonu dan président Barrow lu ñoo wax yépp waxi naxaate la waaw waxi naxaate Amat Bah loolu la moo wax fii hey Gambia président Jammeh dafa ubbi suñ bët yi de dafa ubbi suñ bët yi bu baax a baax léegi Gambia bi doo ko mun a nax waaw doo ko mun a nax de Gambien si suñ bët moo ubbeeku soo léegi seen wax yi mun ta tax ngeen nax nit ñi waaw ay dof rek mooy gëm seen wax yi yan
ay dof ñooy gëm seen wax ne leen dégluwaat. lu ñuy dund foofa ca Yaaram Bamba sax moo gën a neex lu ñuy dund ci biir State House li ko waral mooy président Adama Barrow wàccee bi nga xamante ne moom la wàccee boppam suufee boppam di dund lu nit ñi di dund ci seen biir. dégg ko rek président Adama Barrow tamit gaaral ne ay kàddoom ci meeting boobu ñu def foofu la ca Sabakunda Badibu foofa nag moom jiitu réew mi li mu wax daal mooy am na intelligent report bi nga xamante ne rek jox nañ ko report booba nag wane ne xam na lu doon xew ci nguuram gi yépp xeex bi nga xamante ne ñu ngi ko doon xeex moom jiitu réew mi mu ne nag dafa am benn tactique bi nga xamante ne moom lañ ko bëggoon a play fii ci biir réew mi pour yàq nguuram pour fexe ba gis ne daal nit ñi duñ amatu kóolute ci nguuram nit ñi tak dañuy mer ci nguuram gi ndaxte mu ne dañ bloc li nga xamante ne moom moo nekk koppar yu génne woon daal pour jëndee ko gerte yi fii ci biir réew mi mu ne xaalis boobu gannaaw bu ko nguur gi génnee dafa am ñi nga xamante ñoom ñoo si dëggaat seen tànk dañu war a jël jot xaalis boobu nag mënuñoo jot xaalis boobu ci waxtoom mu ne tamit de Cuban doctors yi nga xamante ne waroon nañoo ñëw fii ci biir réew mi mu ne dafa am ñi nga xamante ñoom ñoo bloqué loolu dëggaat ci seen i tànk mu ne loolu yëpp yëg na ko ci intelligence report bi nga xamante ne jox nañ ko moom président Adama Barrow mu ne nag yàlla ci boppam moom moo gën gaay de ndaxte jaam ak pexeem yàlla ak dogalam donte ñu ngi ko doon fexeel daal waaye pexe yooyu yëpp dara mujjewut si antu fii ci biir réew mi mu ne supplementary bill bi nga xamante ne nii office am bi mu di office of the president sàkku woon nañ ko ci pencam réew mi sax pour ñu amale ko fii ci biir réew mi te luñ ci jublu woon mooy fay nit ñi li nga xamante ne moom lañ liggéey fii ci biir réew mi mu di seen monthly salary yi mu ne loolu rek moo waraloon ñu daal di indi supplementary bill bi la waaye buñ ko yóbbee ci pencam réew mi mu ne dafa am ay député yi nga xamante ne oo nañ leen wan leen carrément ne supplementary bill bi la bu leen ko dooleel ci pencam réew mi te mu ne ñu oo député yooyu di leen wax loola ñoom seen bopp sax xaalis bi dinañ leen ko fayee ci weer yi nga xamante ne liggéeyal nañ ko fii ci biir réew mi benn tey mu continuer ab kàddam di xam ne daal li nga xamante ne moom moo aju ci mbir mooma mu ne am na réew yoo xamante ne nii dañuy teglante ñetti weer duñ fay seen nit ñi liggéey ci seen biir réew moomu mu di civil servants si waaye nag mu ne loolu yàlla tere du am fii ci biir réewu Gambia mu ne fekk mu ngi jiite réew mi daal du seetaan loolu mukk muy am fii ci biir réew mi weer bu dee daal dañuy fay nit ñi li nga xamante ne rek moom lañ liggéeyal réew mi. loolu soo buur mu am fii président Barrow ñu bëri ñu ngi laa toppa seen interest rek seen intérêt lañ la toppee maa si amat bay di fen di teg di la wax yu neex pour nga tros leen ñoom yëpp tey seen intérêt rek loolu lañ fa nekkal di jël xaalis di buub di ko yóbbu di ko denc Sénégal loolu rek lañ fa nekkee waaw amat ba moom ñëpp a ko xam ñëpp a xam jikkoom ñëpp a xam nu moo dundee waaw amat ba lu moo wax yëpp du dëgg waaw yow président Barrow advice rek laa jox nga bàyyi sa xel trop bul toog ñuy wax yu neex investiguer seen affaire nga liquider seen biir sa tricota ministres yi nga liquider seen biir nga xool tey su tàngee ñeneen ni mun nañoo teel a escape de wante yow moom yow mii di président foo dugg ak ñu génnee la dañ laa gis xam nga te yow moom soo nekkee si crowd bi rek nga neex a xàmmee dañ laa ne mu ngi nële because giant nga loolu moo fa nekk nag wante ñeneen ni amat ba si boppam sax neex naa xàmmee because moom tamit giant la xam nga moom su segee sax dañ ko gis dañoo gis defi na diggi gannaawam waaw loolu moo fa nekk ok so nga bàyyi sa xel président Barrow ñu laa toppa yëpp xamal bul toppa seen waxi de su fekkee ne seen waxi nga toppa dañ laa dugal si lu kenn xamul koo jox projet pour mu liggéey xoolal bu baax xaalis bi moo war a spend xaalis bi ndax liggéey bi mu ngi demee correctly ndax demul correctly loolu moo fa nekk ok déglu la comme ni ko njiitu réew mi wéralee mu ne moom nag lu ko fi teg moom ak i nguuram daal mooy fexe ba gis ne dañuy liggéeyal réew mi liggéeyal ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk askan wi li firndeel loolu daay mooy projet yi nga xamante ne nii jamono ji moom njiitu réew mi mu ngi see yëngu ci lu wóor réew mi. projet si président Barrow dégg la how to call it yaa ngi wax projet si bëri yow yaa ko def xam nga dëgga dafa baax nit ñi suñ xamee ne yow kuy wax dëggal nga
ni dañ laa bugga waaw wante président Barrow da ngaa seetaat sa boppa depuis yow nga toog nde am na woot bu baax boo wax si président Jammeh amut de wante Panderi wone na Panderi dafa jafur waaw Panderi America laa wax de jafur na mu ne ay yëfi ay électricité yi nga wax nii rek yaa ko def na le yooyu yëpp projet yi Yaya Jammeh la kon projet yu nga wax ni yëpp yaa ko def mu ne ko projet si Yaya Jammeh yi lañ yow da nga finish nii rek soo lii moo fa nekk sooy wax dangaa wax ne président Jammeh moo ko door man maa ko finish foog naa loolu mooy dëgg bu wér kéng moom mooy nit loolu mooy wax boo xam ne nit ku ragal yàlla noonu la moo waxee waaw dangaa ne dëgg la dama ñëw ma fekk projet sii nii man maa ko finish because nguur noonu la dee demee bo tamit nga ne maa ngi gërëm président boobu noonu ku fa nekkoon wante yow tey bul foog ne yow di nga spend fii 20 years de 5 years bi sax soo ko passé rek nga xam ne kon try nga waaw try nga de bàyyi sa xel ngay gërëm président bi fi nekkoon dañ koo gërëm àdduna noonu la dee rotété wante yow su fekkee ne yow jóge nga fi yow moom sa tur mooy dañ koo suul ñu gas dañoo gas suul ko maasale ko kenn du waxaat sa tur because ñu laa toppa duñ la dee advice dara du baax duñ la dee wax ne waxal président Jammeh bi fi nekkoon lii ak lii la def man maa ko finish bon yow lu nekk nga ne yaa ko def loolu nit ku déggu du def noonu ok maa ngi ne mbooloo mi dégulkat yi jërëjëf di leen gërëm di leen sant jërëjëf ëppuñ ko fi dara gënuñ ko fi dara waaw te jàmm rek lañ ko éene ñun waaw honorable Kandeh suñ la sampaloon box tey yaa président Adama Barrow noo foog noonu la moo mujjee su ko neexee ñu commencé ko Jimara fu ñu juddoo ñun yëpp waxatuma na Gambia te man waxuma la affaire yi Barrow kese GDC sofa yàlla nañu yàlla may fan yu gudd ak wér bu yaram yàlla defal ñu jàmm si suñ Gambia bi ba waxtu bi jot. lu tax ñu wala óolu ak sa parti jox la réew mi. ñun xiifuñu benn. kon dafa am ñu xiif. waaw ñi coalition government ñi xiif lañ ak ñu mer lañ maa ko wax dañu xiif dañu mer. foo ko teg ne dañ xiif dañ mer. balaa ngay sampas ay kër kay te nga jógee woon si kër nga dëkkoon ci kër da nga mag da nga mun a taab ut place ci Gambie xanaa kay loolu war nga koo fàtte agum. waaye ku am xaalis nag samp kër waaw jeex na nag. lan moo tax amuñu woon xanaa léegi lañ am kon léegi lañ am xanaa lu tax amuñu woon booba ci period of 2017 ak léegi ndaw am bu gaaw yaa ngi dégg waroon nañ ko mun a am waaye suñ ko amee sax léegi waroon nañ mun a dencagum loolu ñu woon Gambien si ne ñun bugg nañ ci liggéey te lii moo ñu fi indi waaye di nangu moto si kii di jox kele am na ñoo xam ne ni dañ leen fi may ay moto si sa tur ñu nangu ko si sa loxo ndax dañ ma bugg a wax ne président Jammeh 22 years bu mu fi nekk mënut a amal boppam dara te ñoom ñuy am dara léegi te ñoom yaagaguñ fi te ñuy am dara ñu ngi samp ay kër ñu ngi dawal ay oto yu seer nañ bàyyi seen xel tey lu ñooy def bu keneen la ëllëg bu keneen la amul dara loolu mujjee ci àddina kon li am mooy nañ def ndànk te xam ne tey ñu ngi fi ëllëg dañooy génn rek ba ñun mu neex leen dañooy génn mu naqari leen dañooy génn kon génn bi after génn bi dafa important ci doomi aadama bi after génn bi dafa important ci doomi aadama bi tey lu ñooy toppalante nii ak lu ñuy def yëpp ñoom nañ xam ne seen bés mu ngi ñëw kon nañ def ndànk
te xam ne ñun ñoo bokk réew bi xam nga loolu yàgg naa ko wax even during my political campaign ci président Sall ma ne nañu ñuy def nag time bu ñëwee arrest soo waxee ñu arrest la ñu def la fel anamu léegi ndax passé wut su fekkee ne yaa ngi meloon si sa dëkkandoor nu bon ëllëg soo gisaa moom di nga sëgg kon moo tax Gambia dafa tuuti ñun yëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi ñun ñoo bokk réew mi nañ def ndànk rek man loolu laa wax. waaw xam naa ne soo ko déggu tamit xam naa ne ñu nekk sa boor dégg nañ ko ne ministre of foreign affairs ñu ngi ko ooyee di Gambian Nelson Mandela ndax agree nga ci loolu honorable Kandeh. loolu saaga la sax pa ma repeat loolu saaga la Nelson Mandela nga wax de ak kan Nelson Mandela nga ne ak kan honorable Ousainou Darboe Nelson Mandela bu Gambia. waaye xanaa ñiy ooyee Ousainou Darboe xamuñ kuy ñi ko ooyee Mandela Nelson Mandela ñoom xamuñ Mandela de ndax jànguñ affaire Mandela ndax gisuñ affaire Mandela waaye nag tamit kum ne ku la neex nga tuddee gis nañ fi mbori ñi ooyee seen bopp Tyson ñi ooyee seen bopp Bombardier B52 xam nga ne duñ B52 waaye ooyee nañ ko seen bopp lamb la rek ku la neex comme pour man ma ngi gis ne ñoom ñu ngi ooyee seen nit ki lu leen neex it's simple waaye you cannot compare the two dafa nuróowul sax bokkut xam nga duma la mun a wax ne dafa mel ni guddeeg bëccëg su amoon lu ëpp loolu noonu laa ko doon tuddee so dama gis ne làmba rek la ku nekk nga jox sa boppa tuur rek simple ma tuddee la leneen waaye nekkut ne Ousainou Darboe war naa mun a nekk Nelson Mandela loolu nekkut ci moom jegewu ko sax déedéet waaw loolu dafa bokkut boobu nañ ko baax mu dee ma ne la bori la rek am nañu wax tuddee seen boppa bombardé ay nit lañ duñ bombardé kon Ousainou Darboe la du Nelson Mandela xëy na dañ ko tuddee rek waaye not because dañ nuru ci dara pour nga dem prison fii about protest yow how many people were killed in South Africa how many people revolution bi bu mu starté South Africa ñaata doomi adama leen rey foofu ñoom Nelson Mandela what they have gone through after 26 years ñu génne la prison nga ne yow benn taam nga bugga ñoom ñu ngi génn taam bu fa ñoom luñ agri sax bugga dañ koo fooma after 26 years nga nekk prison nga génn nga ne nga yow benn taam nga buggat waaye tamit nañ jéggalante ñoom ñu génn prison force luñ dégg njëkk a wax ne ñoom saay nuñ dara because they want to stay sëñ bi waaye am nga buñ boole lu bokkut dafa nuróowu sax dama mënu sax xam naka laay ko describe waaye dafa sore completely waaw honorable nag ñu ne to be fair with UDP rek time yi jàmme ñoom struggle bi ñoom dégga xeex nañ lu bëri ban xeex kañ la fi UDP xeex UDP kañ lañ fi xeex élection su jotee ñu dem campagne léegi ñu classe with the APRC loolu mooy xam xew ba léegi because parti boo fi dégg classe na ak beneen parti rek is UDP amul benn parti musuloo dégg fu GDC xeex ak doy musuloo dégg fu doy xeex ak NRP musuloo dégg fu NRP xeex ak GMC musuloo dégg fu GMC xeex ak GPDP musuloo dégg GVDP fu mu xeex ak GDC koo fi gis am na problème mooy UDP la ak beneen parti is always UDP and other party no other party ñoom noonu lañ nekkee woon ak APRC fii that was why for the 20 years bu Yaya Jammeh nekkee fii mënuñu woon a convince one individual from the APRC pour mu ñëw bokk ci UDP koo xam ne ni jàmm nekkul sa diggante ak moom mënu leen waxtaan mënu leen a gisee bot to bot kooku naka nga koo mën a convincer whereby Jammeh popularity mu ngi doon increase by the day yaa ngi woon sax 72% soo gisee nit ñi naan Mama Kandeh moo fi génne Yaya Jammeh it's a fact whether they like it or not that's the fact. waaw naka nga fi génne Yaya Jammeh because da ngeen dem élection nag. waaw maa ngay ñëw loolu kay di nga am lu leer quoi tey kay su la neexee fii ba guddi ñu ngi fi yaa ngi woon sax the point is 22 years yi gaay nekk fii ak Yaya Jammeh Yaya Jammeh's popularity mu ngi doon yokku
election before the last presidential election 72% la Yaya Jammeh am yow soo mënut a wàññi 72% boobu naka ngay wiinee kooku ci 22 years yooyu ñoom mënuñ laa wax ne ñaata political rally lañ def in this country am 5 nit ñu jógee APRC taxaw keroon ne man jógee naa APRC ñëw naa UDP o jógee naa APRC o ñëw naa ci any other political party musuta am su amee tamit des dafa tuuti kon kii ngay bore moo la ëppa doole ëppa la pourcentage mënuloo wàññi pourcentage boobu naka nga koo wiine mënuta am suma first rally bu ma génnee Banjul fii ma cross dem Bara my first meeting in Farafenni 135 women ñoo join ci keroog GDC from the APRC commencé wut wàññeeku ba suma campagne jeex amul benn meeting go through all the videos and audios amul benn meeting boo xam ne ni aw ma 200 people 100 people 50 people ñu jógee APRC ñëw join ci GDC. so kon su la mënee dégg rek su nekkutoon yow right now Jammeh fi ba léegi. of course te man su ma joinoon coalition bi Jammeh mu ngi si ba léegi because ñi ma doon sànnil carte ñoo xam ne ni génne naa leen APRC indi leen GDC ñooñu gisoon nañ fi UDP gisoon nañ fi all the other political parties waaye musuñ faa dem jaralu leen pour ñu sànni leen waaye jaral na leen bëggoon nañ génn APRC sax waaye gisuñu woon fu ñu dem ndax li fi nekkoon jaralul leen ko kon man su ma demoon bokk coalition bi dañ doon dellu du leen doon jaral pour ñu sànni coalition bi duñ ma doon toppa sax dañooy dellu de go back ak sànnil Yaya Jammeh ndax liñ ci doon daw mooy luy xew tey kon GDC su bokkoon si coalition bi Yaya du daanu te GDC su taxawutoon Yaya du daanu te lii ñoom war nañ appreciate loolu waaye ba tey coalition bi yëpp nu mu daj amul kenn ku mus a ekkati téléphone am call ma ne struggle bi ñun ñoo ci bokkoon amut ñoom dañ fiil ne ñoom ñoo ko def waaye man kontaan naa torop te neex na ma ndax lu tax dafa am loo xam ne ni Gambian victory la mooy lan understanding ak góom-góom buñ amoon ne doo mun a change sa président ci karta loolu nekkatu fa kon xam nañ ne sa président ndeke mun nga koo génne ci karta comme que nag mun nga koo génne ci karta te def nañ ko gis nañ ko loolu achievement bu rëy la ci doomi réew mi ci Gambia because kenn dootu toog ci office boobu nga bugg a ñoo not ñu toog di la seetaan du amati kon élection bi whether Mama Kandeh moo ko gagné or not waaye as long as Gambian si am nañ luñ bugga te jox nañu jéego bu rëy boo xam ne ni ëllëg kenn duñu sonalaat ku ko bugg a def ñun xam nañ fan lañ war a jaar pour génne la jarul ñu jël fetal loolu achievement bu rëy la loolu su ma doy dara du ma doy man I don't have to be the president can be anybody mun naa nekk ku nekk mun naa nekk président Mama Kandeh warta nekk président waaye waaw honorable ñu ñëw foofu noonu because ñu ne yow moom sa bañ a bu join coalition bi yëpp da nga yàkkamtee nekk président ñu ne honorable daal dafay behave comme président te moom xam na ne du président pa soo demee si dëkk béy day su màttee gan gàcce xaj la ndax béy moom xamewuñ ko màtt gan kon ni maay mañeroo ñu naan man maa ngay def suma boppa président defuma suma boppa président suma responsibility laay def te ñoom defuñu ko te ñoom ñoo war a def lu ëpp lu may def man xëy na moo tax nit ñi di ma gisee comme président te ñoom defuñu di giseewuñ leen ko loolu man nguur feyu ñu ñetti tànka si man nguur dénkuñ ma seen xaalis man maa am suma yëf di def fu Gambien si soxla fuñ ma soxla ma dem loolu ñoom lañ ko yaakaare suñ ko defut kay dañoo wax ne ki koy def mooy président moo tax ma ne la xaj bu béy màttee gan rek loolu gàcce xaj la ndax béy xamewuñ ko màtte gan kon defuma suma boppa président suma responsibility laay def
su ma yaakamti woon nekk président te yàlla defuma ko duma ko def duma ko nekk te man dama gëm dama gëm ne rek bés bu ma yàlla def président kenn mënu koo tere su gaay yi naawoon ba tag ci asamaan fi kenn mënu koo tere su ma ko warta nekk kenn mënu ma koo def man lii laa gëm waaye dafa am lu ma yàlla may mooy ma nekk doomi réew te I will always contribute my quota te dama yaaga def balaa tey te dinaa def ba bés maa dee it's not about maa ngi bugg a nekk président maa ngi ko yaakamti lu yaakamti soo yaakamtee dara tam doonuloo ko nag kon xanaa da ngaa rey sa bopp nañ teelu ñoom seen responsibility nañ ko def seen taxawaay fu ñu war a taxaw nañ ko def nañ taxaw ba Gambien si yëpp gis nañ ne taxaw nañ waaye nga toog defuloo dara kii def kay fu ñu jaar ñu war a xool kooku suñ buggee ku leen gëstu ku leen gis ku leen xàmmee nañ def na def moo leen fa toogloo ñoom duñ suñ boss de ñoom suñ liggéeykat kese lañ te dañ war a liggéey ñu gis waaye maay wax rek nga ñuy ruule di dem naan dañooy tukki ñu waatal foofu nga ne ma ne su ñëwee wax ñoom ñuy ruule rek di dem ñaan dañ tukki rek lañ fi nekk waaw lan mooy sa opinion nag si 1.45 billion plate xam nga foofu 1.45 billion plate man dama xam nga dama soog sa part because dama dégg Gambien si di ci debate what yow plate loo xam ne ni dugagul sa loxo loo cee debate li dugga sa loxo already xanaa loolu lañ bugg a réeral ci nit ñi buñ xoolaate loolu because tey fu mu nekk ni ku nekk mu ngay wax 1.45 billion euros ana xaalis yi njëkk a ñëw Gambia ana yooyu lan moo tax dibeetuñ pour loolu lan moo tax waxtaanuñ pour loolu waaye ngay waxtaan loo xam ne ni dugul sa loxo ba pare maa ngi dégg am na ñuy wër ci dëkk bi naan Barrow ak ñu bari réew yu bari ñoo fa tase waaye Barrow moo gañe buñ mislead nit ñi dañ bàyyi wax yoo xam ne wax yu amut lii dañ ko defaroon pour Gambia kese du keneen sakatuma xëccoo pa dafa mel ni yow yaa ngi soxla dara ñu gis ne pa de suñ dëkkandoor la o pa suñ mbokk la pa suñ xarit la pa de jar na dimbale Modou Ba na ñëw mu ne man de dinaa def $50 keneen ñëw mu ne man dinaa def $100 keneen ñëw mu ne man dinaa def $1,000 waaye lañ plaisir waaye li ma laay jox ni nga koy def su fekkee ne noonu nga koy def nag pare nañ la koy jox am na jox yoo xam ne ni bor la man de mënumaa joxe waaye mun naa laa lebal understand nga loolu lan lañ cee dibéet ak lu ñoo def noise maa ngi gis ay lettre yoo xam ne ni vice président mu ngi ko binda pour nañ ñu dem teefu Barrow ñu ngi indi xaalis ban xaalis xanaa xaalis yi dañ koy dugal si saafu xam nga buñ mislead Gambien si buñ réeral Gambien si xaalis yu ñu war a discourse mooy xaalis yi fi nekk already yoo xam ne ni ñu ngi dugga ci réew mi dafaguñ ko fenn gisuñ fuñ ko def loolu lañ war a waxtaanee not xaalis boo xam ne ni it's just a pledge yaakaar loola rek am na pledge yoo xam ne duñ ñëw nit ki mun na laa wax man dinaa def $1,000 waaye bu def ba këram xelam ceeñ mu ñàkk koo def nga def ci sa kër ngay toroxal sa waa kër xam nga mu gis ko rek mu ne comme que loolu la kay man tamit du ma ko dimbale because kii du nit ku baax loolu yëpp mun na am kon loolu dugagut suñ loxo excès gut nañ waxtaan li fi nekka jën bi nga téye si sa loxo su taxee nga bàyyi jën bi nga dëggaat yëpp su la rëccee nag kon li fi nekka nañ waxtaan loolu buñ reeral nit ñi affaire $1.45 billion or euros li fi nekkal nañ waxagum loolu man loolu laa xam lii is just a pledge bu ñu wees suñ kaayam di dibet ci lii sax waaw honorable ñu ne opposition yaa moom neexut ñu ñëpp agree nañ loolu ñu ne Mama Kandeh GDC ñoom fu ne dañ fay dem di fa samp booxul naka lañ koo sampee ak naka lañ koo joxee nit ñi ñu ne loolu noonu still leerut waaye ñu ne honorable Mama Kandeh ak GDC fan leen amee koppar pour samp booxul fu ne especially in the upper side of the country foog naa question boo xam ne ni foog naa nit ñi dañ ci sonn man wax naa ma ne li ñu war a laaj mooy xaalis bu ma bokk ak yow ak Souleymane ak Ibrahima ak Fatoumata xaalis buñ bokk fuñ koy def moom lañ war a laaj du xaalis bu ma moom
waaye xam nga mun nañ koo laajte because ñu ne right now fu mu nekk nii honorable Kandeh lan la nekk di def as occupation pour mu mun a génne xaalis boobu noonu pour di ko spend. dama laa jox exemple bu maa yónnee ay container garab ci Gambia bi lan moo tax laajuñ ma fu ma koy jëlee bu may jënd ay 100 bags of rice sugar di ko joxe lan moo tax laajuñ ma woon fu ma ko jëlee ndax man millionnaires ñoo ma gën ñoo ma ëpp deret o ndax ñoo ma gën a nekk nit ma ne lu ñu war a laaj mooy li ma bokk ak yow ak keneen loolu ñun ñoo ko bokk nañ laaj loolu waa dex gi dañ soxla ndimbal te ñu ngee au government bi nañ leen dimbale ñii dañ soxla ndimbal paa kuy taka fasam mbaate mbaamam di xëcca ndox lu mut 60-70 meters doomi adama mënut a xëcca loolu baag nga ne da ngaa root te machine yi mun na am government mun nañ jënd machine bi dafa tuuti pour lu government mun a jënd machine buy gas booxul dafa tuuti pour lu government mun a jënd soxluñu ADB fond naan donors fond la pour sampal ñu ay booxul government kese mun na koo def ndax machine boo xam ne ni xëy na sax dina dem 180 meters deep fan ngay gas loolu Gambia soo koy jënda it's not more than $400,000 loo xam ne ni mun na laa dimbale mu saafal la the entire nation mu gasal la ci ay booxol te doo ci fay kenn ku nekk nga am sa ndox nga naan because ndox moom kenn mënut a dunda gannaaw ndox kon lan moo tax mënuñoo ekkati xaalis jëndal lu machine yooyu rek may fa ñëw di gasal nit ñi booxool ci ngir yàlla waaye amuñ interest boobu te I'm not blaming them alone waaye dama ne système bi sax bii nit di first regime di second republic ak lu mun di nekk ndox dafa important ci doomi aadama millions yu ñoo spend unnecessarily nañ ko jël ñu jënd ko machines yi nekk di gas booxool man fu mu nekk nii ñoom su leen neexee sax ba abal leen benn machine bu ndaw bu leen mun a as gasal ay booxal they don't need fund from anybody xanaa lu ñoo jëndakaay mooy pipe rek ak sola tànk finish machine baa ngi fi kon lii it's not an issue of pas being a millionaire mun naa nekk millionaire ma denc ko fii du ma ko génne kan moo maa laaj ku may laaj génne ko sa poche by force amut waaye dama ne yàlla bu ma yàlla may alal bu ma munta bokk ak nit ñi bugguma boobu because du ma njëriñ li may njëriñ mooy li ma lekk li ma def ci nit ñi ba pare li ma ci def tamit du ma ko ekkatee mbaga naan man maa gën déedéet gënuma yàlla daf ko jaarale ci man rek pour ma eggali ko li ma moom mooy man li ma lekk waaye lu ci des su ma feesaloon fii si asamaan si alal yàlla xam na alal bi dina dem bàyyi ma mbaate ma dem bàyyi alal bi kon li ma ci lekk rek moom laa ci moom li may def waroon naa ko mun a denc suma poos da nga fi fekk ay story building ndax man son yi ngaa gis ci télé bi da nga ko fi fekk mun naa koo def kon nañ bàyyi suñ xel nañu Gambia ñor Mama Kandeh nekk na président nekkut président Gambia moo ko ñor yàlla rek moo xam daal dinaa nekk président waaye yàlla moom ma ne la am na lu ma jox ba pare mooy dama nekk doomi réew I will always contribute my quota. waaw honorable Kandeh ñu ñëw ci lu am solo GDC ak APRC seen diggante political analyst yëpp ñu ngi prédict ne 50+1 bi moom su duggee si constitution bu ees bi yàgga rek GDC APRC nañ gisee o su fekkee dugut sax GDC APRC mun nañoo gisee indi next election waaye ñu ne problème bi na nekk Mama Kandeh ndax dina paree dem through the process primary process because Kandeh daal dafa bëgg affaire yi jiib Kandeh seen diggante APRC naka la mel ndax yaa ngi saytu tamit lu mel noonu comme ñëw together génne fi ñu fi nekk. Pa man bëgg naa ñëw ak ku nekk together not only the APRC as long as njëriñi Gambia la pa su fekkoon ne suma boppa rek laa gis damay toog comme nu ñëpp toogee waaye dama ne pare naa liggéey ak doy pare naa liggéey ak APRC
pare naa liggéey ak GMC pare naa liggéey ak GPDC pare naa liggéey ak PPP pare naa liggéey ak UDP pare naa liggéey ak ku nekk. These are all legally political parties registered in the Gambia. Parti yëpp doomi Gambia ñoo ci nekk man gënuma kenn si ñi waaye mboolem koo xam ne ni dinaa liggéey ak moom te mu nekk njëriñi réew mi pare naa liggéey ak borom. kon suma diggante ak APRC tur la waaye suma diggante ak Gambien si it's a political party fine waaye dama xam ne rek suñ defee 50+1 ku nekk dafa taxaw si sa saay xëy na second round loolu amul primaries pas second round amul primaries waxtaan ba jubóo la rek kon ba ëllëg bugga naa liggéey ak APRC comme ni ma la ko waxee any other political party boo xam ne ni pare na ñu liggéey waaye liggéey boo xam ne ni ci intérêt si réew mi Gambia first before anything else man lii laa gëm so su ma diggante APRC jàmm kese moo fa nekk maa ngi gis naa gars yi di rocceeku ñii dem ci baro xaw ma ci ban lefal lañ dem because baro du parti baro is an individual. xanaa Sidi Ndiaye ngay wax. ah man kay ragaluma waa Sidi Ndiaye loolu ñun ñoo ko gisandoo xëy na Sidi Ndiaye lay gis xëy na ñeneen tamit day following suit waaye dama xam ne rek mooy APRC is a legally registered political party te Gambien si fa nekk te man I am ready to work with them anytime now or during election or after elections we have no problem working with the APRC suñ paree léegi dinañ liggéey léegi xam nga the funny thing is pas ñeneen APRC ñoo xam ne ni APRC lañ nekkoon mun nañ dem ci yeneen parti du benn problème waaye ku jublu ji di si rek moom ak Mama Kandeh ñoom ak Mama Kandeh ñoo jëlee liggéey waaye ñoom pare nañ liggéey ak waa APRC waaye APRC moom bu liggéey ak Mama Kandeh. ñoom ñooy ñan Mr Kandeh wax dafay leer. Suuku Singaate dafa bàyyi APRC mu dem UDP boobu amutoon complaint 20 years MP under the ticket of APRC kooku APRC la woon di Honorable Abdoulaye Bojang the Speaker of the National Assembly Yaya Jammeh moo ko jël liggéey moo ko employ moo ko def a nominated member ñu def ko a speaker mu ngi foofu loolu du problème xam nga tey ñoom Adama Thiam ñoo nekk fii si suuf di liggéeyal Barrow di we are all APRC loolu yëpp mun na nekk waaye di moment Yankuba Colley ñëw GDC tey rek for example di wax ñun xawoon nañ ko xam nañ ne APRC ak GDC ñoo bokka APRC ak GDC ñoo bokk ndey bokk baay we are all Gambians and we are ready to work together as long as pare nañ ko ñun déglootuñ loolu defaalewuñ loolu lu nekk lañ fi wax naan Yaya Jammeh moo ko samp Yaya Jammeh moo ko samp su fekkee ne Yaya Jammeh moo ma samp leer na waaye li ma xam rek ñoom xëy na seen political strategy la pour misinform nit ñi misleading informations pour ñoom ñu am luñ bëgg waaye xam nga du laas du mujje élection ñëwee ne Mama Kandeh Yaya Jammeh moo ko samp xam nga loolu moom amatut loolu passé nañ ko nañ uti leneen. loolu mooy sa observation nag Honorable Kandeh si New Gambia bi ñu ne am dëgg la fu mu nekk nii nag ku nekk is free pour express sa opinion comme ni ko nim la neexee teg ko ci yar ak yu demee noonu lan mooy sa opinion ci New Gambia bi nga xam ne moom lañ am right now. yaa ngi ko enjoy. free ba ci lan because man li ma wax fii yëpp bu ma foomee GDC waxoon naa lu ko tollu mbaate lu ko raw li ma wax fii GDC bu mu sampoo 2016 waxoon naa lu ko tollu mbaate lu ko raw kon te ñoom ñu ngi doon dem ci seen meeting si ñu ngi doon def seen political rallies di wax lu ñu war a wax kon ba tey wax yu ñu mënoon a wax booba wax yooyu la ñuy wax ba tey li ma bëgg a wax mooy
démocratie bu ñoo oote nekku fi changes lañ am ci government changes of leadership lañ am waaye changes système buñ bugga nekku fi ñoom luñ doon oote electoral reform boobu nekku si ñoom si seen bopp seen interest lañ topp su dul loolu su fekkee ne du yëfi doole UDP candidate su IEC waree IEC def announcement ñu binda ne bu kenn demee ci tuuri président bu kenn demee ci tuuri président ku ko def dinañ la disqualifier IEC ñoo ko wax kon su fekkee ne du yëfi doole lan moo tax UDP candidate war a sol t-shirt Adama Barrow di campagne Adama Barrow ñu amee suñ vidéo yi ñu amee suñ audios ñu amee suñ ay nataal ñu forward ko ba tey dara xewut suñ candidate bi nekkoon Jaara he's from Jappene Fodé Langsar keroog election chairman mu ngi toog bunti këram buñ ko wiinee waa UDP ñëw nañ foofu ba ci bunti këram di ko ñaawal di ko sànni suuf ba xeex am foofu bu mu ooyee police bi moom lañ arrest ak nitam bi Jimara fu mu nekk ni ñu ngee dem court li ma fa mun a wax soofa balaa court bi di jeex ñu ngee xaar ba court bi jeex waaye li ma fa mun a wax soofa mooy dañ fa taxawal suñ candidate ñu win amuñ doole jubilate ku bokkoon ci jubilation boobu pig nañ la yóbbu nañ la ñu ngaa yóbbu koot Adama Barrow rakkam du ministre du police benn place amu ko dafa bokk Adama Barrow rek motom bi lañ doon jël di dem di arrêté ay pas ba moto bi am accident benn police officer demul ci scène bi defuñ ci dara there is no report accident bi dafa am 10-30 minutes later ma dem foofu génne nañ fa moto bi am ñi gaañu maa ngi amee seen nataal ñi gaañu yëpp still ñu yóbbu leen ci police bi ñu ne nañ joxe statement ba yow ñu ngi la fekk sa kër pig la am na ci paa yoo xam ne ni ay paa yoo xam ne ni benn loxo lañ amee benn loxo ñooñu naka la ñoo involvé ci xeex ban xeex just because amuñ doole am na keneen ku am doole waaye maa ngi leen a wax ne yàlla moo amee doole yàlla na yàlla atte waaye nag dafa yëngalu GDC lu em ni boni pusa te GDC dafay dem du tere GDC dem na gaay fexe seen fexe ba waxtu bi jot lu bari mu ngi ci bugguma koo wax because kees baa ngi koot maa ngi leen a déglu ba booba waaw so su fekkee ne ñu ngi claim démocratie dafa am ban démocratie moo am te pa dafa am luy dox Gambia dama bugg a Gambien si bàyyi seen xel façon politique bu ñëw dafa tilim nañ bàyyi suñ xel torop dafa am ku jógee UDP Badibu mu ñëw bokk ci GDC ñoom seen dëkka every year dañ dee contribute xaalis pour ñu jàng alquran moom bu mu indee contribution am bi dañ ko delloo ñu ne ko léegi GDC nga nekk waa ji dafa mujjee ut xaalisi boppam moom mu jàng alxuraanam bi ci këram
te dëkk boo ko doon bokk nañ bàyyi suñ xel politique bu mu ñu eggal foofu. am na ñoo xam ne because ñu ngi sympathize with GDC tool yi ñu doon béy for 20 years or more ñu nangu tool yi just because nekkuñ UDP. dama bugg a Gambien si bàyyi seen xel politique jaru ko ñun ñoo bokk réew bi ñun ñoo ko bokk te ñun ñooy dëkkandoor bu mu egga foofu lii lu tuuti la li ma bugg a advice ci Gambien si because dama gom ne political ku ne doomi Gambia bu nekk am nga right bokk ci parti bu la neex waaye su fekkee ne léegi dafaa ñëw with conditions loolu dafa pare métti te jaru ko election politics foo ak la war a nekk ak liggéey ay kal lañ ñu def kal mu passé ñun ñu continuer ñu xam ne ñun yëpp Gambien lañ at the end of the day ñun yëpp suñu soxla li mu war a nekk mooy naka la Gambia di demee kanam xam ne su fekkee ne amaraat boo ko fi ma ne kon loolu mooy lan kon ñu bàyyi xel ci loolu. Well, Honorable, last question bi rek waaw Honorable Kandeh nag bugga nañ nag ñu continuer rek ginnaaw yaatal waxtaan bi waaye final rek Honorable loo am pour wax Gambian si ak still are you sticking to your words ne njiiti réew mi dafa war a resign. waaw because lan moo tax nga war a nekk njiit nekk in that office minute ne yow yaay bossi ñëpp instead ñun ñoo la employ Gambia ñii buñ amee Gambia ba léegi amul dara lu fi xew ci Gambia fi ministre jóg address a situation public fekk nit ñaa ngi gis amul dara lu fi musa xew ci Gambia fu Adama Barrow jóg war a address a situation fekk nit ñaa ngi gis ku nekkaa ngi noppi almost 2 years xam nga nit ñaa ngi doon wax 100 days léegi we are talking about 2 years almost amul dara luñ mun a woon Gambien su fekkee ne taanuñ la pour nga toog foofu kese dina la wax a jóg ak tukki su fekkee ne liñ la dinaa ñu tànnal ak di def la foofu defuloo loolu kon lan moo la war nga bàyyi Adama añaanewuma ko dara yàlla moo ko jox place bi te nangu naa loolu he is my president nangu naa loolu te dinaa ko respect mboolem respect bu ma ko war a jox dinaa ko jox waaye tamit su defu dinaa taxaw si kanam ma ne ko defuloo dara du ko tere waaye ma ne defut te su defut nit ñi bugga nañ mu def te defut ndax war na faa toog pa dafa am li ma bugg a yokka te laajuloo ma maanaam naa la su la neexee tey ba guddi issue bu xew ci marché bi fii Serekunda déggoon naa ne demoon nga foofu sax ba yow sax sa boppa ñu arrest la unfortunately loolu moo xew waaye li ma gis foofu waaw unfortunately ñun duñ ko de ooy arrest waaw anyway ak nuñ ko mun a waxee rek man noonu laa ko déggee ni ma ko déggee أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد مجموعة Omar Camara forum molu mbalu kontonna bi aramiso wali hañing kabo Dakar Sénégal albadi munem jalang Bakary Fati alhamdulillahi mbe kontanerim bake
kuma kawnu min ya lon ko ñin tildantan beela mbe ñin forum o kono e surtout naketa kununti nga kuma jama le moy jang min ya lon ko mosa keno ila wala dati ka kafu ila karam fewma e o yatinna nganna wato ta pour nganna naali kacca ngaño kono to diya adama di man timma kila sallallahu alaihi wasallam ko la mo timmari mo tekering yo kumolu be kendata hani kunun dunta ka mbadi Umar Kamara na kekende ba ka konton ka forum mol be konton kunun ka fay ko enin emel fati ngamera alla debade ale ño kolinne malon jumale ba mo ño busulla safo wonin sayinte min be diamola na lamoyro ka dum forumo kono fembañ mu ñim forumo lati bari nte mbadi Gambia di wonu kalu dani minna wala mu ñinti wa tasmu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu mbadi wonu Gambia di wonu biti loto mandin kolu ko tulubu sa kilim buka kunte bari anyanta kasobi Gambia baluta min kono sanji mo anin fula natana mo tombon kumola sutiya kan kallanno nin tamani jikoni libania soto ala karola min mu president Adama Baroti Adama Baro nata molu bun inuni nyatema ka Gambia nyaku kanola atefe woto bi abe kumma ala bake mbadi Gambia diwnu nga kumolu tenten nga mil bondi ke fo al hawa kono molu ka lamoy mo kumma ta nyawo nyang hakkili manke hakkilti ite ko wodo mira ya tonya yandi wallahi nin do ya la tonya foye be la tonya landilale e bulo la tonya no kan woto alingan na diamu kolo nge tentenga tamenga jube nyo kampayo te bayno la ka nyo sanoya nyo la region ka kampaya du ndije forumo kono wote bayno la nga wotarale bari bi akumata bi Gambia di umbe dawda biring amagil stotolem bang alimami kundalem ustaz kunda momo ni atre kumata mol si la moy bi mbe nyanta munekela nganna ngani woni na sembo sambadula kilin pour ka fere beke barola mansa ya dang ni sanji sabola mbadi wono yalon lom fewn be manke fotati comme ayatara jefewn be manke lom fewn fanam be manke fotati wala tinna mat mole ben kilika ngani audio bula sina tenten kacala inshallah ala baraka fanya to don yo mi entoma bakari tarwalle mane jonken de fala la president bagning mi ala audio nati jang ko molsi bula UDP noma nimmi mambula UDP noma isi bula mama kande noma katun ayaje ko nyillel lefta Gambia la samala a politicien kumolem ate yaje wala nyama aya fole nyama ay droit sotole ayofo e do fane droit sotole kuma do fa minni wo manke kilinti yajele bare o matinna ntenga bakar tarawalle la kuma kawje nyaado nyama na manka doron ko ala lafina ko na la mira ko ayolo fo asike aya fo dalilo minkan atale alon anin ala bari mbadi un nata do may forumo kono o natale directement ay may fatima ka foko ka kumolu min yalon ko nin jemsi moya lamay asini o toranole ani sudu nyona caka la hani bakari man kumo min fati o bele fo ado man betia mbadi adu ngale man ke dindintal fala moyti sekatu medo ya bare pour nga bor nga bitia be mo kunkana nya nyinolati ndel mid bebe kukiri on kunna nyanta yo nyoya mar la kula min sin tankandi nyo saboni fitnola anin kanna waliola
barente mamoy bakar tar walla ni atra ahmad may fati to fala diamo kono mamoy da sikeno ake audio do ti bari audio min ngala moy jangala moy le signa saba fa banta bari mamoy ay ahmad may fati to fo adum mamoy ay james to fo ay UDP la to fo ani mama kandela parti o yo dum ay droit soto jele a barente si nakono to diya min natino o fannala ndekundum tonya bi ngamin korosi bi siddiamuno hanni atra ko mandin kolko jebe manke be lonti belo manke be foti bi loya Usain Dabo kola Gambia kono politique lidol kono nyaton kol kono te jalam bakar na engagement mbole fala ma fo ite min kala moy min bentete fe hani de nko loya Usain Dabo kola bi Gambia kono politicien nyaton kol miliaran ko ye présenté ka candidat nyaton kaya loya Usain Dabo number 1 number 2 Ahmad May Fati ndek jalam bakari ngawle engagé adu ngawle kano mbellare wala kulloto mi yalo abe nukundinne anim banketo mi yalo mbafala molutulo ka moy mbakela molu nyakaje loya Usain Dabo la parti o kola bi nga Gambia la politiko je mimbulu sining wo mo Ahmad May Fati lati ma fo min yalon ko e be parti to malte manke politicien e manam parti o nyaton kolti mo fade ko men yalon ko bi présenté candidat lu nyaton kayala loya Usain Dabo Ahmad May Fati Khalifa Sallah Ahmad Ba André Gomis aning mo kote on men yalon ko e be parti lu nyaton kaya kan bi Gambia kono territoire mume kono ngamin korosi ko a politicien kendolem Gambia la sinin sitarano abulo kono le loya Usain Dabo kola wo mu Ahmad May Fati leti wallahi na korosiro ninka hadamade mu jube te mu minti nga lonko Gambia la sinin loya Usain Dabo lem mbe jikirin walla ko mbe ngadduwa Allah subhanahu wa ta'ala yamma koy hanning akebate nyawnya sanji lulu nga Gambia diala e Gambia bondi dinko kono bare bitulo na korosiro e min dinna loya Usain Dabo kola nyaabe lida nyaton ko lu milkan wo mo Ahmad May Fati da maleti amon fulan jansoto wallahi ha sinyo audio bula yo mbadi unu ngana muru nan parce que Casamance ko nin ko be bulalo ko na kanjus wala kandindi ani ya jamela ko kamira ku kotol la ni o katora et puis neo metar mina min fon folantalo na kota ke pour ngawo programme ol sembendi jana e jamfanna ngana muru na mira ya nin analyser mi yalon ko ngaje nin alfa fulo la karola loya Usain Dabo UDP la nyaton ko e Ahmad May Fati James la nyaton ko manke comme mandin koti de hani alsila moy manke sifatam fansilati miskala jarratin hani manke wuti bare mo be yalon ne ko loya Usain Dabo manke sifatam fansilati tumo minna ala no mo nyoli sikonti fofula min yalon ko na sabanya so nani jam molo bara ala no mo nyof la bi jele min yalon ko mala musu fololati wol manke mandin kati ni si fatam fansolum folo ata sonna sido bari ndiw so na manke mandin koti Ahmad May Fati dum fana ngalon ko musol babulle aske musol babulle min manke mandin kati woto nyili manke si fatam fansilati woto nyili manke Ahmad Bami yalon ko mandin ko le majorité soto la banko kam memo Gambiati aka bulo ko si manam ka bulo podi sando ka fuko mandin ko ke famuta nyaati de nyili manke Imam Babaliti minka Adama Baro kilima makande kili kafa alfula damma Ahmad Ba al nyomuta albadiya racisme tambi wala nim mandin ka miyo long idan kenata te mandin ka banko kan lay sene mandin ko lu nenjen jantene asayta e neng aning Umar Sane be mandin ko lu nen hanibi mbadi uno
ngamira manso min bo nendir lalu nyaton kaya kan ni Allah ta kairo la banko kan atul be nyanta kambe ndal yo manso jindi ku kaira kono tanakana soto tanakana banko soto tanakana al finance soto wala fi siata kabula nyonoma ning sanaro bataje kabula nyonoma kan nyonna nyaton ko to nyen al fatola mbadi gambia di wono wallahi al fatola Senegal jan Dakar jan ni sir dawda Allah audio dol bi je niya mala moli Allah moy amoro amuka bendal alnga bula alnga kennu kilinti man din kol ko kuran mi yesila kira ike dante walla adama baro bondo be ka diam wala kan ngani yosotonno mbadi gambian ko ngo Ahmad May Fati kabri nying coalition dadata min tambita man jar ngaw répété bar kabri nying coalition dadata fo e gagneta adama baro gagneta poste ministre de l'intérieur ya mi ya di Ahmad May Fati la momo ni fata ikile bitel kabro kono mo si funti nyim forumo kono jambang ya fa Ahmad May Fati mala do koki mbadi gambian ko la li la moy jela bak jumale be khanyira yo juso soto ko Ahmad May Fati mantral do ko la ntata kila de adu ngalon jama fanan kala moy jang ita kila mbadi hunu mokan ay muta toleta ye affaire ay business yena son ye fantula bulu akeke jele moti wodo ku kendo kono mbenga moyle min yalon ko keta badim fo nyin kolti Ahmad May Fati kilika sapato kumol faye ka fayen telbe min keletele bo jelale ibo lonnale badim fo rumo molu fombe mo moy kilintam fulanten Ahmad May Fati bala doku kendola baroya la homme d'affaires business tiktak ko ta aning fo nyin kol kacara e persi la molu kacara ko min be bala min keta Ahmad May Fati ni ma bondi ibala ntelu lafte fa sala nge sembentu ya ye sanjilulo muta nga sanji sabo burka ada sikeno ina continue fo sanji tanilul fo sanji tan yo jiko ning kuma kaun dundi adama baro tulo kono adama baro tamata ay dankene asodo kuma kauna sidi njaybe bolana gine equatoria bina na anata asi futema ay koli tan le paranol dila ibita nyamin pour ye tenten sembo kam so jarol betele bulu police le betele bulu sedayo be koma nin taranu adama baro ke mira ala miro ka jamfa o tembola ma nyanta la kurtu simu sitla bambang ala kurtu julo sita bambang ay loya Usain Dabo muta abul tanim fulola at nim so fen denta coalition ka kelo ke foka alya jamme bay o tembo fawnum amanya na sotla miskala jarating nim mobe kuma kurum fala ay ka dum atulo kono fo asisi kisako soto la karola bar adama baro akata summun bukumun umuyuntu fahum la yarji'una Allahu akbar aku bala far ya plano dada plano mi yalon ko ma fo ka ko dilo min fo ko Ahmad May Fati ay ñine ke a manke ñala bari hakkili kendo to nya hakkilo be ñanta sonna ñinna ko adama baro dilo le tamandi May Fati kan kam molu ñora kan inisi ka chati alik Allah ya faati na ko hen tenten nga resre nga tep nanata le nga ñim fay ni kuje kule asabu wo dilo ni atare ya Ahmad May Fati bayola a manke to ñata manke dalila kanti Allahu akbar Ahmad May Fati tonya be dami ngalon ko mo karandi wonam mo fahamri wonam intellectuel molem te 100% politicien wonam alin lamoy mena min fala odinala Ahmad May Fati abo ni toro ni wo kam fa ko ni o jusu diminna kono akon tawakkaltu ala allah nga ko be sika ngadi ala subhanahu wa ta'ala manso min bukas jinko abuka sino bari nyin ko bebe na ko la nyato aw falen be nga moy hay al kanan na man ninka ni Ahmad May Fati la man ninka ka wala na bañu fol hani wallahi ay minke ay minkata ning fulola yake sur wala yake mbe fasala le adu mba fala la fana ajim fule muna nata nake
ite président to ko momi mo sunti ya bayi ini molu d'accord to la ya vérifier ko farodi wona muyti molu ko e kay mona sunya akul ke dañadi manson na fala e balabato molu ma fo hanibi abe farodi wona abe gambe di wona kumpoto mo kilim malon to nyalon foto nyante mbadi mo mini ka fa ma fati amad may fati mon kuma fa ay kuma fele de parce que kate man kuke aka man kuke ay fele min kay kuka nyanta diamu la le ni wo man diamu ntoto wo nyama je o mo kiliw natna ate ahmad may fati kili ko ena kenna conseti mbadi wonu mandin kolko nimmo e mindi fiola foyelolo amindi fiola ñile homme d'affaires ya ko le ke ya ahmad may fati bay ahmad may fati fanam bet londo le tamandila abe politique le tamandila pour que barola manse atinya bal hakkili ma dam malasi je long min ke mira konta kam mira nyamin mbadi wonu alkal kumo la moy de tumo min na basse ben keta président baro ahmad may fati minke ninte fana mbala place do mbole kela kata hanni atra président baro man éviter man carte invitation dinna bitala jele adu ninta tan sa ta sabotela mba fala yite ñom man sa kendo to kering mbole kela parce que minke na tonyo minke na afasa mola nim banko jawlu nim ko mbita symbole sinna hajoti ñanole ade min fo molbe la wala mbadi wonu mbitala jele nga yoti fasi kuma bonda da mi yara be dunna al khawal kono dunya ya safe mbadi wono ketal de kabira ahmed may fati tata je ay baro jey ka tentu baro micro ta ahmed may fati lafta min fay je berefo ako ahmed may fati la ko nyaabu bakke politicien kono ka jey ka itande ko ñom politicien te gambia ñom politicien kono gambia ko kuma kendo fama fo be manke betulo ya moyja ni o ahmad may fati kilo natna muru kote bay baro ya kili amon wati bo kayna kala concert mbitala jele bar nin tata nata labanna nko mol milika kumol lamoy ni hakilo la fo ahmad may fati bitilo abi jele ban fati je londiti o minika imira konte kam mira nyami be ya lonne ko ahmad may fati nim barote labanna wotumo bi hanni wa ahmad may fati man ay simuna kuma bonda da mbade una yafo na man lo usen daba ma ama UDP ma hanna ko baro nyanta sila jan fo sanji tang o mo kuma koto malati al yalo nawte ahmad may fati ngani oto dukare ngalu dani al nga kenno kilinti ahmad may fati lembang mama kande lembang khalifa sall lembang ni atara ko tonya be hanni itali ma foy dala bari la ko man ko lu milbe nokan ibe kula sembento yala min sike barola kaydo wala baroji jinni sanji saba alin kana bula nyonna nin kana nyo chokas ngali dani mbadi gamben ko mbadi forumo molu afela diamo bina siala al sihekatu ko molem nak amandiya na benta min fe falila alhamdulillah man be min fe fana ngaburi ngabiti abe mu kunkana nyanyi nolati banta kundi unte jalam bakar fati politiko kodo mbuka mutamo bulu wallahi allazi abula wada bota janne man sa yala million to long ya long ko lu mil tambitan tema lumina en kilika millionu dinna wolun nimbita ma nyamaaje man son tala nyaton ko dol bafla nyi mala fena ko hani ntakela nato nya fola kontan ndi wala wallahi allazi hani bi politicien nyaton ko wati kanan kam na bunda konkon eni la garde ko kana pour kam forandi kumala ko ntakela mimman di en ko la fo koto nga hakilo tunum fo ko moni mira ko to nga hasidi abondin na kol kono ngalu dani al nga kennu kilinti nga ñoo bambu ngalu jay ngal tentu ala baraka